weeru ko ñëwaat na ak i ay ngëneelam weeru ko ñëwaat na ak i ay ngëneelam nanu ko teeru tatagal ko ci ay jullit joxe Ramadan weeru Qur'an shahrullahil azim yàlla ko teeru. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqa alhadisi kitabullah wa khayra alhadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi nnar allahumma ajirna min an-nar. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui nous a créés et nous a donné l'occasion de jeûner le mois de Ramadan jusqu'à la veille de ses derniers instants. Cette période durant laquelle Allah a placé la nuit de la destinée ou Laylatul Qadr, pendant laquelle le Coran est révélé à notre cher prophète, pour sortir l'humanité des ténèbres de la mécréance et de l'ignorance aux lumières de la croyance et de la guidance. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour du jugement dernier, le jour où il n'y aura plus la possibilité de prier, de jeûner, de faire de bonnes œuvres, même si certaines personnes qui avaient mal géré leur vie ici-bas tenteront de proposer à Allah un retour sur terre. Ceci dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, nous a gratifiés en nous faisant appartenir à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a aussi gratifiés de cette nuit par miséricorde, car il sait que nous sommes négligents dans beaucoup de domaines et que notre espérance de vie est courte par rapport aux communautés qui nous ont précédés. Celles-ci vécurent des années durant. Nuh, alayhi salam, par exemple, est resté pendant 950 années à faire le prêche à son peuple. Ainsi, la nuit d'Al-Qadr renferme beaucoup de bienfaits, cause pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ces moments précis, redoublait d'efforts dans son adoration et incitait ses compagnons et à travers eux, toute sa communauté à faire autant. C'est ainsi qu'il disait dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, « Celui qui adore Allah dans cette nuit, parfois et espérance de la rétribution divine, verra tous ses péchés expiés. » Ainsi, la nuit exacte était connue de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam au début. C'est ainsi que Ibn Uyayna disait dans le Coran, Allah dit, « Et qui te dira que c'est la nuit d'Al-Qadr ?» Cela veut dire que c'est quelque chose qu'il a fait savoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, la connaissance fut effacée du fait d'une dispute entre deux musulmans. Selon Ubada ibn Sabit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait un jour pour nous annoncer la nuit d'Al-Qadr. Il y eut une dispute entre deux gens et ce dernier de dire « J'étais sorti pour vous donner une information de la nuit de Laylatul Qadr, alors qu'un tel et tel se disputaient. On me l'a fait oublier. Peut-être que c'est mieux pour vous, mais cherchez-la dans les 25e, 27e et 29e nuits, rapporté par Bukhari. Certes, c'est mieux pour nous et c'est une miséricorde, comme l'a si bien dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela doit nous inciter à faire plus d'efforts dans les 10 dernières nuits, sans se suffire à une seule nuit.
Ainsi, la rétribution sera plus importante et on sera sûr d'avoir adoré Allah dans cette nuit. C'est pour cela que notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez la nuit de Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits impaires de Ramadan. En effet, cette nuit a un mérite, ou bien des mérites par rapport aux autres nuits, et ceci pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles on peut citer le fait que cela expie les péchés antérieurs, comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait, celui qui adore Allah dans cette nuit, parfois et espérance de la rétribution divine, verra tous ses péchés expiés. Cette nuit aussi concite une mérite, comme par exemple une seule nuit qui vaut 1000 mois, soit 83 ans et 4 mois, alors que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une vie très courte. Rares sont ceux qui vivent plus de 60 ans, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que l'espérance de vie des gens de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Cela nous permet de faire beaucoup d'actes de dévotion en cette période, surtout que nous ne savons pas exactement quelle est cette nuit. Ces 10 dernières nuits sont meilleures que toute autre nuit. Pour ce qui est des meilleurs jours, il s'agit des 10 premiers jours de Zul Hijjah. Ces 10 dernières nuits aussi sont les nuits du Coran, car c'est dans la nuit de Laylatul Qadr que ce livre saint fut révélé, d'où la parole divine. Selon notre mère Aïcha, lorsque venaient les 10 dernières nuits de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts en termes d'adoration, passait des nuits blanches et réveillait sa famille. Selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette retraite spirituelle, c'est-à-dire al-i'tikaf, pendant les 10 derniers jours de Ramadan. En somme, en ces moments précieux, aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux en aumône et charité. C'est ainsi qu'Aïcha disait que le messager est toujours généreux, mais il était plus généreux pendant les 10 derniers jours lorsque l'ange Gabriel lui rendait visite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre cette nuit de Laylatul Qadr comme il le veut et nous fasse bénéficier de tous les bienfaits qu'il y a placés. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وصل اللهم وسلم وبارك على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الرداء. mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala di ko sant bu baax a baax ci xéewal yi nga xamante ni ñu koy defal rawatina xéewal bi gën a màgg mooy mu def ñu nekk jullit loolu xéewal mënta dépassé loolu ñu ngi koy ñaan mu rey nu ci nekk ay jullit ñu ngi koy delluwaat di sant bu baax a baax ci mu may ñu dund ay bis yu màgg ay bis yu tedd ay bis yi nga xamante ni ay nit dañ doon géejoo di ñaan yàlla may leen ñu fekkee bis yooyee waaye borom bi subhanahu wa taala mayu leen ñu fekkee ko faat na leen laataa bis yooyu di ñëw ñun amaana xëy na borom bi daf ñu gënale wala mu xéewal ñu may ñu fekkee li nga xamante ni moom moo di bis yu màgg yooyu noonu kon ñoo ngi leen di ñaax suñu bopp ñu gën a góorgóorlu te xam ni borom bi defal nañu mbir boo xamante ni mbir bu màgg la borom bi defal nañu mbir bi nga xamante ni xaj na la koo xamante ni xaj na ko koo xamante ni moom moo la dàq xaj na ko koo xamante ni moo la ëpp alal xaj na ko koo xamante ni moom moo la gën a ragal yàlla yow mu may la loolu kon loolu nekk na li nga xamante moom moo di privilège bu mu la defal kon yow war nga ci góorgóorlu bu baax a baax jaamu sa borom ba xam ni ëllëg boo demee doo nekk ci ñi nga xamante ni da ngay réccu ëllëg doo bokk ci ñi nga xamante ni doon wax suñu borom delloo ñu waat ñu may ñu benn bis wala benn weer wala benn at pour ñu mën a jaamuwaat li nga xamante moom moo di borom subhanahu wa taala donc loolu xéewal la bi nga xamante ni xéewal mënu ko weesu ñoo ngi julli ci sang bu tedd bi Muhammad ibn Abdillah yàlla na yàlla dolli ko xéewal ak mucc ñoo ngi koy ñaanal moom ak waa këram ak ay saxaabaam ak képp ki nga xamante ni gëm na ko
fii ba bisu penc yàlla nañu yàlla boole si ñooñu di leen dénk di dénk suñu bopp li nga xamante ne moom moo di ragal yàlla ndaxte innama yataqabbalu llahu min almuttaqin borom bi subhanahu wa taala du nangul lu dul gaayam yi nga xamante ne dañ koo ragal yàlla nañu yàlla boole si ñooñu mbokk yi borom bi subhanahu wa taala xéewal nañu ab ndollent ci xéewal yi nga xamante ni mu ngi ñu koy defal te bokk na ci xéewal yooyu noonu ñu fekkee weeru koor fekkee nañu weeru koor ba fekkee sax ay yeneen bis yu gën a màgg ci li nga xamante moom moo di weeru koor te si bis yooyu noonu la ñu jëm ñoo ngi ñaan yàlla nañu yàlla may ñu fekkee bis yi nga xamante ni moo ëpp solo ci weeru koor te mooy bis yi nga xamante ni suñu góorgóorlu dafa war a gën a yokk liñ doon jaamu yàlla dañ ko war a multiplier ci jamono yi nga xamante ni moom lañ jëm bi maanaam fukki fan yi nga xamante ni moo mujj ci li nga xamante ni moom moo di weeru koor am na ñoo xamante ni tàmbali nañu waaye jeexaluñu ñun ñoo ngi waaj dugg yàlla nañ ko fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan toll si jamono yi danaan laxasaayu di def li ñuy woowee li nga xamante ne moom moo di la retraite spirituelle ñu koy woowee al i'tikaaf du yem ci loolu daraan yee njabootam yépp ñu taxawee li nga xamante moom moo di guddi googu kon moom xam na li nga xamante moom moo di ban valeur moom moo nekk ci guddi googu kon jullit bi na wax ni dëgg la weeru koor mi ngi waaj jeex waruma nekk koo xamante ni damay lot wala damay wane ni man de wóor naa ba sonn kon xaaral ma xaw a féexlu tuuti déedéet période bii ni la war a gën a góorgóorlu te xam ni li ëpp solo ci mbir yi mi ngi nekk ca fin ba li ëpp solo ci mbir yi mi ngi nekk ci fin ba bul nekk commencement bi damay góorgóorlu rek ba bàyyi ba fin bi ma commencé lompañ waaye malheureusement ñu bare daanaka suñu tollee ci fin bi li ñuy yittewoo mooy li nga xamante ne moom mooy feet ba wala la nekk ca ginnaaw alors que fi nga xamante ni foofu nga toll foofu mooy li ëpp moom mooy li ëpp njëriñ kon góorgóorlul gaaw te xam ni li nekk sa kanam yitte la yi nekk sa kanam war nga ko jox li nga xamante ne moom moo di solo ndax ci bis yooyu nga xamante ni moom mujj ci weeru koor plus précisément mooy fukki guddi yi nga xamante ni moom mujj si la borom bi subhanahu wa taala wàccee li nga xamante moom moo di alquranul karim nga xamante ni guddi googu noonu borom bi subhanahu wa taala nee na moom moo gën junney weer nga xamante ni pour nga dund ko si suñu xeet nekk na loo xamante ni lu jafe la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi doon wax sama xeet seen dund mi ngi nekk si diggante juróom-benn fukk ak juróom-ñaar fukki at kon yow mi nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala may na la nga fekkee weeru koor ngal la waaye na nga góorgóorlu fexe noo taxawalee li nga xamante moom moo di fukki guddi yi nga xamante ni moom mujj ndaxte ci biir fukki guddi yooyu noonu am na guddi gi nga xamante ni boo si jaamoo yàlla borom bi subhanahu wa taala dina la bindal yool wala tiyaabay ku jaamu yàlla junney weer dafay tolloog juróom-ñetti fukki at ak ñett yu tegloog ñeenti weer kon loolu mbokk yi xéewal la occasion la bi nga xamante ni jullit bu nekk war na ko préparer occasion la bi nga xamante ni jullit bu nekk war na ko préparer ba du ko rëcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis da doon yéeg ci kaw minbaram bu yëkkatee benn tànk mu ni amin bu yëkkatewaat beneen ni amin ba muy ñetti yoon mu ni amin bokk na ci bi ñu ko doon laaj yow ki yàlla yónni lan moo waral amin yi nga doon wax dafa ni saxaaba yi jibril moo ñëw xibaare ma ni ma perte na ki nga xamante ni fekkee ne weeru koor ba weeru koor jeex te borom subhanahu wa taala jéggalu ko li nga xamante moom moo di ay bàkkaaram kon ñun suñu yitte mooy def farata bi ndaxte digle borom subhanahu wa taala waaye fexe ñunu borom subhanahu wa taala jéggalee suñuy bàkkaar sinon dañuy bokk ci ñi nga xamante ni ñoom nooy perte mbokk yi war nañu góorgóorlu bu baax a baax ay fan wala ay at yu néew yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ñu liggéey ci loo xamante ni daf ñuy jëriñ dafay tolloog wala day sax ëpp koo xamante ni dund na ay junne at boo seetloo yent yàlla Nuux moom woo na ay nitam junne at yu manqué juróom fukk imagineel yow nga fekkee li nga xamante moom moo di fukki weeru koor yow nga mel na ka yow dund nga lu ëpp junne at wala sa tiyaabo bi nga xamante ni jaamu nga si te borom subhanahu wa taala nangu ko dañ koy multiplier ak fukk kon xam ngeen ni loolu nekk na loo xamante ni xéwal la te loolu ñun kese ñoo ko am kon ay occasion la yi nga xamante ni kenn xamul ni ëllëg dina la fekkaat fii ana kan moo ko leer nii dina fekkee waat weeru koor dëwën amul dara leer ni daan ko fekkee waat kon nañu jàpp ni bii mooy suñu dernier weeru koor ñu fexe góorgóorlu si jaam suñu borom loo xamante ni
ëllëg suñu jàkkaarloog suñu borom daañu bokk ci ñi nga xamante ni dañuy bég. kon mbokk yi guddi yi ay guddi la yi nga xamante ni yu tedd la mooy guddi yi nga xamante ni moo gën ci at bi mooy guddi yi nga xamante ni moo gën ci at bi mooy guddi yi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan ñaax xeetam pour ñu ci jaamu yàlla da daan ñaax li nga xamante ni moom moo di waa këram ñu ci daan jaamu yàlla ba tax na mu ni guddi la bi nga xamante ni ci biir guddi yi am na benn guddi bu ñuy woowee laylatul qadr naam sama borom xamaloon na ma ko waaye benn bis dafa amoon ñaari saxaabi yi nga xamante ni dañ doon xuloo ma nekkoon doon lijjanti li nga xamante ne moom moo seen mbir ba fàttewaat ko waaye na ngeen ko séentu yéen saxaaba yi ak yéen samay waa xeet na ngeen ko séentu ci fukki wala guddi 25e wala 27e wala 29e ci beneen xadis bi nga xamante ni suñu Aïcha moom moo ko jottali mi nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñuy séentu guddi laylatul qadr ci guddi yi nga xamante ni dañoo tóol kon mbokk yi képp ki nga xamante ni bëgg na daj laylatul qadr na nga ko séentu ci guddi yooyu noonu waaye bi gën a xamante ni moom moo gën a yaatu mooy li yonent saa sallam doon def bu 20e guddi teewee moom dafay commencé di julli di def ay azkar di màgg dundal li nga xamante moom moo di guddi yooyu noonu ba fi weer bi di jeexee cela veut dire que ki nga xamante ne moom fukki guddi yëpp màggal na ko moom la shakka fii que ni moom tombé na ak li nga xamante moom moo di laylatul qadr kon loolu noonu moom moo ëpp chance que di toog di ko kar ci yi nga guddi yi nga xamante ni moom la xadis bi wax léegi kon nañ ci góorgóorlu bu baax te xam ni ay guddi la yi nga xamante ni nelaw kenn waru ko def wala suñu nelaw nañ nelaw tuuti di def ay azkar yu bare di saraxe ndaxte ay jaamu yàlla yi nga xamante ni moom mooy yu gën a màgg dañ ko soxla ci période yooyu noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono yi bu daan ñëw nga xamante ni jibril da ko daan seet si mu daan nafar alquran ba année bi mu mujj dund jibril ñëw na ñaari yoon ci année bi mu nafar ci moom alquran ñaari yoon ñu ni période boobu noonu da daan gën a baaxaayam danaan yokk loxo bi amul lenn li nga xamante ne di si daan tegu ba pare di taxaw da ko daan joxe kon nañu góorgóorlu ci côté boobu aussi di joxe di jàng alquran parce que période bii mooy période jàng alquran parce que ci guddi yii nii bokk na ci benn guddi si lañ wàccee li nga xamante moom moo di alquran kon bokk na ci ngëneelu guddi yooyu mbokk yi ko ñu xam ni képp ku ko dundal borom subhanahu wa ta'ala dina la jéggal li nga xamante ni jiital nga ko ci ay bakkaar yéen saa sami wax ci xadis mu ni man qaama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi nee na képp ki nga xamante ni taxawe na laylatul qadr guddi laylatul qadr fekk ba mu koy def gëm na yàlla ba pare mu si doon sàkk yool kooku nee na borom subhanahu wa ta'ala daan ko jéggal lépp li nga xamante ni jiitaloon na ko ci ay bàkkaar te pour nga mën a am loolu il faut que nga fexe noo dundalee guddi yëpp bu ko defee di nga mën a am tombe ci li nga xamante moom moo di guddi googu kon mbokk yi ñu góorgóorlu ci bu baax beneen bi mooy lii nga xamante ni moom moo di guddi laylatul qadr guddi la bi nga xamante ni war nañ ci góorgóorlu di jàng alquran puisque xamuñu ban guddi la nañu jël guddi yëpp ñu ciy jàng alquran màggal ci alquran di settantal li nga xamante moom moo di alquran di doxantu ci biir alquran di fexe di déglu kàddu borom subhanahu wa taala waaye tamit di ko tasaare mu nekk loo xamante ni lu am njëriñ la parce que période bii nii lañ ko wàccee fii koo xam ku bisu juddam egsi da ngay gis dafay nekk di ko màggal kon alquran moom moo gën a tedd alquran dafa nekk li nga xamante moom moo di kàddu borom subhanahu wa taala kon nañ ci góorgóorlu bu baax te xam ni képp ki nga xamante ni mi ngi ciy góorgóorlu du ko rëcc ndaxte benn xaraf boo xamante ni jàng nga ko si benn xaraf boo xamante ni jàng nga ko loolu dafa nekk ay tiyaaba yu màgg yenn saa sam nee na képp koo xamante ni jàng na benn xaraf kooku am na fukki tiyaaba te nee na waxul alif lam mim xaraf la waaye alif xaraf la laam xaraf la mim xaraf la donc boo waxee bismillah am na juróom benn xaraf yu fa nekk nga multiplier ko par 10 bismillahi rahmaani rahim 17 lettres nga multiplier par 10 fatiha ñaata lettre la baqara ñaata lettre la kon mbokk yi ay buntu tiyaaba mi ngi nii ay buntu yool mi ngi nii kon nañ ci góorgóorlu yow mi nga xamante ni aussi mënoo lire xamal ni période bi war nga ci mën a góorgóorlu fexe noo commencé lire mën a jàng sa alquran te xam ni loolu mooy li nga xamante ni lu lay mën a dugal li nga xamante moo di aljanna kon mbokk yi nañu xam ni période bii nii bokk na ci li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëppoon li mu daan def moom moo di wéet
di def li nga xamante ne moom moo di i'tikaaf mu wute lool ak li nga xamante ne moom moo di dugg xalwa ndaxte ñoom ñaar bokkuñu li nga xamante ne moom moo di ay maqasid bokkuñu jubluwaay. i'tikaaf lu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale la ba pare mu digal ko ay saxaabaam te fi ñu koy defee moom moo di si jàkka rawatina jàkka joo xamante ne dañ fay jullee li nga xamante ne moom moo di les 5 prières parce que boo ko commencé waratoo génn mu am période bi nga xamante ni da nga koy choisir pour def sa i'tikaaf bu la neexee nga jël 10 derniers yi te mooy li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan def bu la neexee fekkee amoo temps nga jël si ñett wala juróom wala mi ngi dépendre sa disponibilité waaye képp ki nga xamante ne borom bi mën loo na la ko na nga ko fexe def ndaxte njëriñ rek moom moo si nekk. Yonent bi sallam bu ko daan def danañ jàng alquran daan julli di def ay azkar bépp xeetu jaamu yàlla bi nga xamante ni bu baax la da ko daan def waaye mu nekk koo xamante ni des daan xiir njabootam. yow mi nga xamante ni aussi peut-être xëy na sa liggéey permettre la ko même boo génnee weeru koor mën nga ko def parce que loolu xeetu jaamu yàlla bi nga xamante ni daf lay permettre nga mën a delloowaat sa bopp sa borom mën a am li nga xamante moom moo di contact direct ak sa borom ndaxte àddina bi dafa nekk loo xamante ni daf lay soreel sa borom te daf lay nax ci li nga xamante moom moo di ay taar ci li nga xamante moom moo di ay activités yi nga xamante ni du jeex soo ko toppee mën nga ko topp ba sànku kon mbokk yi nañ góorgóorlu bu baax a baax te xam ni lépp li nga xamante ni xeetu jaam yàlla la mu baax borom subhaanahu wa taala digle ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëfe ko xëy ci ay saxaabaam loolu jamono yii nii la gën a baax la gën a tedd lañ ko gën a sentoo te xam ni képp koo xamante ni def na ci benn nga xam ne ay pay yu màgg moom moo lay xaar kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax te xam ni suñu buntu texe xaj na ci bis yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ñaan yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko ñaan yàlla nañu yàlla dàqal seytaane ba lépp li nga xamante ni bëgg nañ ko def si jaamu yàlla rek mu nekk loo xamante ni dafay yomb si ñun waaye mu musal nu ci ay pexem ba lépp li nga xamante ni tàmbali nañ ko ci ay jaamu yàlla tamit lépp loo xamante ni da koy yàq mu mën ko mucc lu mel ne que ay ngistal lu mel ne que li nga xamante moom moo di déggtal ak yu mel noonu ñaan yàlla na yàlla sàmmal nu suñuy jëf yàlla na yàlla dimbali nu xiir nu ci boppam xiir nu waaye tamit ñu nekk ñoo xamante ni dañ koy sant rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin allahumma ighfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt wa la tu'adhibna ba'da al mawt bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa qumu ila as-salat weeru ko ñëwaat na ak ay ngëneelam weeru ko ñëwaat na ak ay ngëneelam nanu ko teeru tatagal ko ci ay jullit joxe Ramadan weeru Qur'an shahrullahil azim yàlla ko teeru